léegi nag la ñuy tàmbali dañuy bàyyi rek suñu papa moom mu ñëw daal di leen bëggal bu baax a baax bu ko defee laata président wax suñu papa daal di leen kontaanee bu baax a baax ayta ñëwal mu gaaw nga daal di bëggal gars yi ñu commencé. teral mbokk ndeyam teral baayam baam ñaanam ba Jóob dama xool ba Jóob nag ma daal di way di ñaan réew mi réew ko te koy jéem a roy kii daal ne leen kaar ma naan kaar ñu daqal ko teg ndax dafay doomi jàmbur te lan mi di dem yaa xam na xam ne te comme yàlla nag dinaa way Sénégal seede te pour yàlla tax yaa fonk ak njub te war maa li mag du sëkk jëf di dang du kuy sàkk sàkk François Babacar ana Ndiaga merci beaucoup Jojo Sala na ñëw merci lu ko mënoon doo ñàkk ba ñu def loolu da ngay ñëwaat اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات. Merci beaucoup Samba, merci beaucoup à toi de l'éveiller au bar. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, merci d'accueillir le président Jean-François Touré pour le mot de bienvenue. Alors, État du bar, Jean-François, vous l'avez dit,
ci nekk sa tur ak sa sant donc maa ngi dalal suma xarit le grand responsable syndical le président du garage de Rufisque El Hadj Fallou Samb. Donc Fallou Samb, bienvenue. Avec le mouvement des femmes chauffeurs. Et vraiment, les différents mouvements yi nga xam ne nañoo nekk ci ginnaawu Fallou Samb ak son parti. Et ñu eggali waxtaan bi. Président Fallou Samb, ñu ngi lay dalal ci meeting de clôture bi di rafetlu bu baax macha allah ce déplacement avec cette forte délégation di nuyu say compagnons ñoom Ousseynou Kébé ñoom Pape Sow Dollar ñoom Adja Nafi ñoom Sali ñoom Jacqueline ak yeneen jigéen ñi ngi àndal yëpp l'ensemble des jeunes ñoom Abdou Gueye ñoom Pape Diaw et ton infatigable jeune frère Fallou Sarr ak Cheikh Tidiane yaay gannaaw loolu dafa am démb dernière bastion bi nga xam ne je n'avais pas eu la chance dugg naa fa démb mu nekk une entrée extraordinaire waa Cité Jaraaf maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant Cité Jaraaf démb lañ fa dugg koñ bi yëpp génn dalal ñu ñoom madame Sène ñoom madame Diamanka ak ñoom monsieur Faye ak l'ensemble des femmes et des jeunes qui sont là-bas waa Castor ñu ngi fii sama mbokku jabar yi donc toutes les délégations on les salue les imams surtout les chefs religieux catholiques qui sont là les notables mais aussi di mujjee fi mes amis d'enfance waa Rio Petit Sandial donc ma delloo micro bi dinaa dellu si waat à la fin de la cérémonie pour faire le discours vraiment de clôture de cette campagne. Samba ñu ngi lay dalal fi ici c'est Darou Rahmane fii François moo ko moom da sa xel na tëdd na dal bu soobee yàlla ñu ngi ñaan suñu borom lépp li nga xam te ne bëgg nañ ko mu defal ñu ko. boo weesoo si monsieur Amadou Samba nag dafay am koo xam te ne dama bëgg ñun ñëpp ñu sant ko bu baax a baax a baax a baax a baax lii lamot ak ñoom ñëpp mais kii nag dama koy beral sant boppam parce que àdduna dafa doy waar bu leen fàtte nit koo xamante ne fit lay demee ak jom ak fonk sa kàddu suñu leen nan la tudd da nga naan Fallou Samb la tudd Fallou Samb lu tax ma wax ko nekkul dam koy jeté ay pierre ku ko xam relation xam ñi mu dalal ku nekk dem seeti ko li mu def man daf ma marqué nit ko loolu labi lan dina la ko fay barki alxuraan karim pression bu nekk subir na ko ku nekk ñëw seet si ko nit ñi dañ doon bàngate man laajtal dama doon teg sa président François Babacar pression bu métti naan ko bul bàyyi Fallou Samb bul bàyyi Fallou Samb bul bàyyi Fallou Samb mais dama xamoon ñi ko doon teg pression mais dafa doon dox ci benn lancé benn wax retiré naa sama candidature koñ bi fii dafa am lu ñu fi amoon muy benn comité boo xamante ne dañu naan dañuy xool ku nga xamante ne mooy candidat bi gën a wóor ñu jàppale pour mu dem moom mu matal caution bu matal lépp ànd ak ay mbokkam influent kile bi muy ñëw wane na ko sànq ci fànn yëpp ànd ak ñoom doyen Kébé loolu yëpp nga am ko ànd ak dëkk bi yëpp nan nga mën a jég saaye retiré am avec loo xamante ne moom moo ko xam ak ñi mu àndal mu retiré candidature am ñëw na man damay jàppale Babacar Touré sans intermédiaire ñu taal këram mu subir pression bu nekk tey mu ngi nii taxaw ñëw doo ñu gën a gore grand barki alxuraani karim li la Cheikh Mbacke Gueye wax keroog si kër Sëñ Tuubaa ga ñëw firndeel nga ma Cheikh Mbacke Gueye dama ko oo ma ne ko grand dama bëgg sax nga jàpp ci combat bi parce que sa digganteeg Babacar man xam naa ko bu baax yaa ko yar mu juddoo Nimzaat te Fallou Samba xam naa ne jegeñ nga ko mu ne ma Babacar Fallou su xasee ba wax c'est fini confirmé nga ko yàlla na la Serigne Touba fay yéene bi nga am yàlla na kawe sa njott barki alxuraan karim merci beaucoup loolu laa amoon lu may wax naa jaajëf merci. waa di nuyuwaat rek sunu président di ko sant di ko gërëm di ko wax ne lii yëpp moom la
moom moo yaatal ñu topp ci ginnaaw mën a yaatal su yaatalul woon ñu topp ci ginnaaw duñ mën a yaatal ndax loolu la ñu jàngal loolu la ñu xamal di nuyu sama nijaay ji nga xam ne mënuma ko saalal muy tonton Amadou Samba àndam ak François dañ siy kontaan bu baax tey soo xoolee suñu famille bi rek François la ñuy àndal moom mu ànd si parce que mënoon nañu xoolee leneen tamit boobaa dinañ ragal tuuti ndax deret moo mel noonu mais ñu koy remercier si loolu si comprendre bi mu ñu comprendre di ko ñaanal wóolu gi nga xamante ne moom la ko François wóolu ba ànd ak moom yàlla leen yàlla may ndam di la firndeel tam da François ko gore la ndax mësuñu ànd ak moom ba mu wax bilan Amadou rek lay wax kon loolu nit ku baax moo ko mën ak ni nga xamante ne da ngay ànd ak kóllëre ndax nit ku sàmm kàddoom la may gërëm nag sama Amazone yu ñaawul yii xam ne lépp ñoom la ak responsable yi fi nekk ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que François daf ñu tàmmal ñun ñëpp ay responsable lañ ba bu ñuy waxtaan sax dañ naan ñun ñëpp ay responsable lañ kon yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gunge François ci campagne bi ba tey fu mu àgg fa yéen ñii la parce que maa ngi lay xam ak François campagne bi mu desee 15 jours nga gis ne ñii moom lañ commencé ñi commencé nañ di làqatu di réunion 3 mois suñu kër te loo yëgul di répété seeni way di lii Fandiaye dirigé que ñoom ñëpp ñu lii ka dama kontaan si yéen ba mënumaa wax bi rek ñaanal suñu président ñu naan suba ba su noppalaku la François Amazone yi nee nañ suba duñu noppalaku dañuy jël carte yi dugg si kër yi di wër di ko joxe nee nañ ñoom noppalaku ñu suba parce que ñoom ñoo jëloon seen volonté ne soxlaw ñu dërëmu François soxlaw ñu ñaar dërëm François dañ ko jàpp te yàlla tax dañ koy jàppale te yàlla tax nee nañ ñoo yow ba dimanche si ngoon ak Amadou Samba ñu dégg wiiw si maire yëpp yàlla mën na ko yàlla def yàlla na leen yàlla fay seen xol yéen ñëpp kontaan nañ macha allah Amazone yi maa leen remercier waat bu baax. man montagne lay yeewoo montagne fa laay yeewoo dëkkuma Daaru Rahman montagne laa dëkk montagne nag ay waa ak Daaru Rahman ay doomi ndey lañ montagne ak Daaru Rahman ak Jorga Serif ay doomu ndey lañ montagne ak Daaru Rahman ak Jorga Serif ak Cité Takku ay doomu ndey lañ maanaam le nord en général ay doomu ndey lañ ñun nag man démb laa ànd ak François Babacar Touré démb ci minuit ci laay doog a jox sama kàddu François Babacar Touré parce que man yaakaaruma ku yàlla bind soxlawuma alalu doomu aadama man lu ma am rek ñax moo ma ko may waaye damaa toog déglu leen ñoom 11 candidats yooyu yëpp dama leen a déglu fekk nañ ma fa fekk fa président ASC montagne Jorga montagne muy Pape Sow mii toog dollar nga xamante ni moom mu ngi liggéey Jorga montagne liggéey boo xamante ni fa laa ko fekk depuis 3 ans moom muy 4 ans mu ngi nekk Jorga montagne di liggéeyal waa montagne ci wàllu social bi nga xam ne moom la pa François Babacar Touré di def kon dollar damaa bëgg ngeen tàccul ma dollar may ma tuuti rek parce que dama ànd ak ay jigéen yu brave lañu àndal waa montagne lañu àndal il faut ngeen may ma wax parce que waa montagne bu ñu jógee fii yéenay nelaw mais ñun duñ nelaw la ñu war a def pour dimanche xam nañ ko kon il faut ngeen dégluñu il ne faut pas précipiter les choses parce que tey bés la boo xamante ni dañoo war a joxante message bi dafa war a jàll te bu jàllee ba pare amatul nelaw yéen a wax naan samedi la neen noppaliku wala dimanche noppaliku amul tant que 18h jotul ba François Babacar Touré ñu ne moo gagné nord bi loolu mooy beneen bi stop monsieur Amadou Samba monsieur le maire Amadou Samba tey laa koy doog a gis gannaaw tey laa lay doog gis mais am na lu yàlla wane sa kanam su ma juumul man maa juum nag mais am na lu yàlla def sa kanam li yàlla def sa kanam xëy na moo taaral bés bi si je ne me trompe pas donc ñu ngi wax ne ñu ngi lay bàyyi xel incha allahu rabbi ni ñuy liggéeyee François Babacar Touré ci ndigalu président Fallou Samb noonu lañ lay liggéeyee incha allah ci ville bi su neexee yàlla département bi nag yéen da ngeen ñoo tooñ da ngeen bëgg a defar Tëngéej lañ bëgg a defar depuis 1960 à nos jours ñi tëdd almeer yi boo leen yeewee ñu ñibbi seen kër pour lan ana politiciens yi ku ñëw nax ñu dem yoonam naxaata boobu ngir yàlla bàyyi leen seen carte d'identité yi ngeen di jaay carte d'identité bu ngeen koy jaay di rey askan wi leen war a remplacer kon nañu jël suñu dispositif ñii François Touré ëllëg jeunesse bi taxaw ñoo leen di remplacer
mais nañu roy su ñoom lu baax roy su ñoom lu rafet ba bu ëllëgee wax dëgg yàlla dëkk bi mën a taar département bi mën a taar donc grosso modo on peut pas tout dire mais je vous donne rendez-vous inchallah rabbi le dimanche du 23 janvier 2022 ci kantanu yàlla ñun ñëpp bu ñu voté ba pare waruñoo ñibbi gis na élection yi dafa am enjeu. Sama frère El Hadj Amadou Samba le futur maire de la ville de Rufisque xam naa ne fi mu ne nii xat na torop yenn discours yi du fa xaj waaye yóbbante xaj na fi ndax suñu leader bii di El Hadj Amadou Samba da di ndaw loo xam ne yegg na foo xam ne si niveau liggéey mënoon naa wuti kër Almadi di fa ñibbi nekk faax njabootam di fa dund keroog ba muy retraité macha allah ba yàlla di ko jël te du sonn waaye kii da di responsable boo xam ne ba mu amee 11 ans la commencé xalaat àdduna ba mu amee 11 ans la commencé xalaat der bu ñuul ba mu amee ko 11 ans la commencé xalaat nit nu mu war a doxee jaww ji nuñ ko war a tëyee keewu gi nuñ ko war a tëyee comme ni mu koy waxee c'est un homme engagé dès le bas âge dina am ku si ñëw léegi c'est un homme boo xam ne ba mu dalee def si nit ñi xalaatul woon ne day def politique moo tax la mu doon def filmé ko bindu ko nit la koo xam ne saa yu mu daan xëy dañ koy rang muy joxe xaas ba léegi dañ koy rang muy joxe xaas waaye du ko wax ndax yarub diine moo nekk si moom nit la koo xam ne da ne des actions citoyennes et responsables moom lay parrainer looloo waral ñun bu ñu jógee tamit si loolu la ñu nàmpatal ba ñu jógee di dimbali danañu dem leen dimbali jigéen ñi nga xam ne ñu seen caabi dafa leen féete gannaaw dem leen xool seeni conditions ngeen jàppale leen daf nañu environnement bi nañ seet nan lañ si jëmbatee ay garab ba Tëngéej nekk une ville verte et viable c'est l'homme qui a rehaussé le niveau du débat au niveau de Rufisque ndax Tëngéej bu ñu ne politique ñëpp ne cam ba mu ñëwee programme la wax ba mu ñëwee vision la wax ba mu ñëwee orientation la wax ma siy gërëm di si sant François mii parce que c'est un homme constant ba mu déggee El Hadj Amadou Samba ba léegi da nekk grand man yow laa àndal te boobu ba léegi tànk bu mu séqi rek day wane ne El Hadj Amadou Samba la àndal kon nag ku ànd ak François Babacar Touré El Hadj Amadou Samba nga àndal duma gungu dal maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax jigéen ñi ku fi falu ñoo la fal nañu gën a laxasaayu gën a takk suñuy ndigg ñi fi nekk duma si yedd kenn waaye damay yóbbante ndax jog nañ ak seeni malet pareeguñu jour vote sax dinañ xool nan la ñuy jëndee suñuy conscience jeunes yi jour vote dinañ xool nan la ñuy jëndee suñuy conscience nañu voté nañu faire voter la coalition Union Citoyenne Buntu bi. Merci. ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi sant samay ñaari waajur maa ngi sant sama sëriñ ki tax aduna xam ma muy sëriñ Babacar Sy jërëjëf sëriñ Babacar Sy jërëjëf sëriñ Babacar Sy jërëjëf sëriñ Babacar Sy maa ngi nuyu ñëpp di nuyu David Lamotte di nuyu Serigne Fallou Samb di nuyu Amadou Samb di nuyu doyen Siré di nuyu la présidente des femmes ak suba mu ambaale jigéen ñëpp les Amazones. taalal ma sama micro taalal ma ko. am na lu ma leen duggoon dinaa leen ko jox bu neexee yàlla bu subaa ma jox leen ko. ama nuyu leen ñëpp nag. ay waay solution du Nord François Babacar Touré. François su may wax ci moom du ma mën a taxaw. François Babacar Touré. François Babacar Touré. Tu es le meilleur parmi les meilleurs, tu es le meilleur. ay waay tu es le meilleur François Babacar Touré daayira yi
yi nga xam ni maa ko jiite fédération des daayira Tidiane bi nekk ci Daaru Rahman cité Takko guy àjjana joor ga nee nañ ñu ngi ci sa ginnaaw waaye xam nga ku jiite daayira yi Serigne Babacar Sy te Serigne Babacar nee na fal na la le 23 janvier incha allah duñu guddal ci 3 ans François Babacar Touré def na bilan bu kenn deful ci Tëngéej 5000 femmes François Babacar Touré financé ku ko fi def ci Tëngéej wax leen ma Amazone yi ku ko fi def xam naa su ma continuer sax cat dañuy dugg waaye damay xam ni jëf du niil ku liggéey jëruñu bul jommi de bul jaaxle de incha allah li nga liggéey la yàlla di fay yaa liggéey am résultat nañu góorgóorlu nag nañu góorgóorlu buñ ko précipité nañ ne tekki rek ñun ñoo mën a wax ci François keneen ku wax ci François Babacar Touré du safe à 3 ans ñuy ànd ak moom di mener le combat xool li muy dépensé xool fi muy jëm sans fatiguement sans relâche onkuwul naluwul ànd ak ñun avec sincérité avec détermination kon ñun ñoo xam François Babacar Touré ñoo mën a wax ak moom dama ne gars yi nañ tëdd ji nelaw gars yi nañ dem tëdd ji nelaw gars yi xooluñu leen waxuñu leen dégluwuñu leen actuellement ki gars yi wax ki gars yi yëg ki gars yi faale mooy François Babacar Touré Omar Mané merci damay yeggali Omar Mané daf ñuy abal 12 ans sans résultat daf ñuy abal Omar Mané na dem 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 bu kenn nangu loolu waa yónni Caam fan la dëkk François Babacar Touré damay lay laaj yónni Caam fu mu dëkk waaye yónni Caam kan moo ko xam waaye Sénégal bu leen nax seen bopp waaye xamuñu yónni Caam xamuñu Ousmane Ndiaye xamuñu Omar Mané François Babacar Touré la ñu xam ak Amadou Samb pour la victoire du 23 janvier wasalaam. Monsieur le futur maire. Le président Abdou Lahad Diakhaté ak le président Arona Sarr yi nga xam ne ñun ak ñoom ñu ngi ci biir coalition bi waaye tam di nuyu le président Fallou Samb ak tous les responsables yi nekk ci plateforme yi wund li ñu boole di massawu notre frère ci li fi mujj am di wone ne am nañu defee wala jëfe wala dese jëf joo xam ne ñun moom la ñuy xeex pour mu jóge fi muy jëf ju ñaaw ñun waa Tëngéej rawatina nag ñu dëkk ci nord bi dañu dund ay jafe-jafe ba sonn jafe-jafe yoo xam ne caaxaan du ko fi jële lépp du ko fi jële ger du ko fi jële wax sa xalaat du ko fi jële liggéey moo ko fi jële ak wax sa xam-xam wax sa xam-xam nag suñ ko waxee du kenn si ñun moo am xam-xam moom kese waaye dañu bëgg a booloo ñun ñi ngeen wóolu def ñu ay candidat boole kook yéen askan bi ñu bokk ñu tamit ñi si am seen xam-xam si yeneen i pàcc ñu bokk ànd pour mun a soppi xar kanamu Tëngéej définitivement pour mu nekk dëkk boo xam ne nit ñi dañ koy bàyyi xel loolu moo waral bi ñu àndee ànd boo xam ne nag li ko lal mooy ànd bu rafet muy ànd boo xam ne ñi ci nekk ma koy témoigner fii le président François Babacar Touré est un homme constant li mu waxoon daaw moom la waxaat ren
Le président François Babacar Touré est un visionnaire. Programme yi mu doon wax daaw moom lay wax ren. Le président François Babacar Touré est un homme honnête ndax dara këfu ko. Lu tax ma ci insister moom junj na ko ñun ñëpp dañuy jéem ñu bari pour tas li ñu nekk ndax suñu ànd xaalis taxut jeyante taxut mais Tëngéej gi nga xam ne moo leen ñor ñun moo ko waral muy dëkk bi ñu bokk te di dëkk bu jar a taxaw dëkk boo xam ne nag li koy defar dañ jàpp ne ci tënk ndax xejut ci benn waxtaan ndax benn nit bu feebar rek docteur bi koy faj bu bëggoon wax ni mu koy fajee li tax muy def ay test dinañ fi fanaan kon nit ñu bari bu ñu amee dëkk bu am feebar muy feebaru économie bu morose feebaru dëkk boo xam ne culture am ñu ngi koy pàccee di koy yàq dëkk boo xam ne ndaw ñi amuñu leen ci gënal dëkk boo xam ne les personnes vulnérables maires yi da leen di fàtte yenn saa yi dëkk boo xam ne artisans yi ñu ngi fi fees dell te gisuñu ci seen bopp dëkk boo xam ne suñu mbedd yi da ngay defar ba bëgg a dee mu mel na mu meloon dëkk boo xam ne sportif yi amuñu ay terrain mun nañ ko lim fii ba fajar suñuy jafe-jafe bu jëm ñu ne nag loolu pour saafara ko fan la dëkk yu mel ni ñun ci àdduna jaar ba génn ci fan la dëkk yu mel ni ñun ci biir réew mi jaar ba génn ci ndax waruñ jaar foofu na ñu gis ne suñu askan daal solution yi mu ngi suñu tëral programme ba ñuy commencé wax programme sax am na ñu doon reetaan ci yenn candidats yi waaye tey defe naa ñoom ñëpp ñu ngi defar ay programme ba tax na ku ci programme am bi mu leen waxoon daaw ak bi mu leen di wax ren bokkul xam leen ne na muy changer programme diggante 2021 2022 nga xam ne yàggul noonu la nar a changer bu toogee ci seen kanam moo tax ma doon wax ne un président constant nit day changer mais mënul changer chaque jour programme bi ñu am mooy indi un schéma directeur d'urbanisme pour que quartier bu nekk ci Tëngéej ñu mën a xam fii ak fukki at ak juróom fii ak ñaar fukki at ak juróom fii lañ koy jaar ba quartier ba ay jafe-jafe yu jóge fa ñu indi plan de développement stratégique boo xam ne buñ ko defee secteur bu nekk ci dëkk bi képp kuy yeewoo ci Tëngéej di nga mën a xam li lay xaar ci li ñuy liggéey pour que nga mën a jëm kanam ci nekkin bi nga am ci dëkk bi ci économie dëkk bi lan nga ci mën a gisee sa bopp waaye itam ñi bokk dëkk bi lan lay am njeexital ci ñoom walla ci mairie bi moo tax ñu indi lu ñu wax intercommunalité intercommunalité mooy commune de l'Est commune de l'Ouest commune du Nord ak la commune de la ville ñu boole seen doole bañ di xëccoo kii di xëcc fii kii di xëcc fee mu mel ni mbiijoo ka mballoo su ñii di liggéey ci lii mairie bu mag bi di liggéey ci lële moo tax ñu ne les surpriorités les communes yi nekk ci biir Tëngéej ku ne am nga ci programme bu leer nañ te dans la commune du Nord le programme est décliné en 12 points yu leer nañ ku dem ci site Massaer di nga ko fa fekk. pour la ville pour ma gàttal ko suñu yéene mooy Tëngéej 1588 mu ngi koy cité comme comptoir commercial dans les archives de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre et d'Écosse. En 1697 dameel yi gënoon mag fii la dëkkoon ci Tëngéej yili Fuuta ba Palmarin ci at yoo xam ne li wër Tëngéej ay séeréer a fi dëkkoon bàyyi fi ay tombeau portugais yi fi jaar tax Tëngéej tuddoon Campagne du nom de Claes Campagne di benn portugais bu fi gaalam digoon Tëngéej tuddoon Travisco Tëngéej tuddoon Rufisco portugais yi tuddee ko français yi tuddee woon suñu géej gi baie de France tuddee ville bi Rufisque kon Tëngéej am na lépp lu tax ñu war ko mën a porter devant l'UNESCO pour demander ñu classer ko patrimoine mondial de l'UNESCO. Les nouveaux quartiers nga xam ne mooy yi wër autoroute à péage bi
autoroute à péage bi tëj suñu dëkk ñun dañ bëgg a tijjeeku moo tax sax xam naa yàlla wërsëgul ñu bunt dañ bëgg a ubbi bunt bi ñu tijjeeku. Dans le schéma directeur d'urbanisme que nous proposerons dañ bëgg la future ville nekk dans ces quartiers nga xam ne les lotissements sont en damier te dinañ fa fekk ay mbedd 30 mètres yu ñu mën a prolonger ba mu dugg ci ëllëg ci zone yu mel ni fii nii. Et dans les quartiers anciens dans les quartiers populaires suñu yéene mooy développer lu ñuy wax programme de restructuration de rénovation et de réhabilitation urbaine pour que ñu mën a jag-jagalaat suñu quartier yi. Parce que dañuy yàgg a nelawloo duñ jox programme yoo xam ne dafa mel ni ñu jox biberon ngeen baal ma ñun dañu soxla yeewu traiter problème mu dëkk bi pour que ñu jaar ci yoonu développement durable et responsable loolu moo suqali dëkk yi nekk fii moo suqali dëkk yi nekk fii ci Afrique fi nga xam ne mooy Rwanda bi ñuy guerre fii la ñu fekk comme ni ma ko tàmm di waxee guerre bi jeex fii la ñu fekk ñu koy jouer film fii la ñu fekk ba film bi xew yi Rwanda liggéey ba am aéroport drone Rwanda liggéey ba Kigali moo gën a set Dakar Rwanda liggéey ba am satellite ñu ne ñu Tëngéej kenn mënu ko liggéey Tëngéej mën nañ ko liggéey te dinañ ko liggéey ci gàttal programme bi ñu am ci Union Citoyenne Bunt bi programme bu ambitieux la ànd ak ay projet structurant projet yoo xam ne aussi du ma ko toj mooy valoriser la façade atlantique ci jamono joo xam ne Sénégal dafa am pétrole ak gaz faut qu'on profite du local content ndax ndaw ñi am lu ñu liggéey ndax suñu dëkk dafa nar a jot ay gan yoo xam ne pétrole ñi koy indi di ko liggéey dañuy ànd ak ay banquiers ay traders ay assureurs ay consultants ay mécaniciens ay lu nekk ñooñu suñu ñëwee ci dëkk dañuy soxla fu ñu dëkk dañuy soxla lu ñu lekk dañuy soxla yeneen kon waa dëkk bi ku leen gunge muy ndaw ñi ak jigéen ñi ci création de GIE ak d'entreprise war nañ mën a gis lu ñu def pour que bu ëllëgee ñu jële ci alal. beneen bi mooy un programme culturel mooy Rufisque dafa war a mën a am festival international pour dimbali artistes yi pour dimbali artisans yi mais aussi pour que adduna bi yëpp di ñëw Tëngéej ubbi seeni gët lu fi doxul ñu wax ko pour que suñu réew ñi koy jiite gouvernement bu fi mënti nekk bàyyi ñu xel pour que réew yi nekk bitim réew mun a xam lan mooy suñu problème mais aussi la presse internationale ñu mën ñun ñi nga xam ne ñooy candidats yi di profiter ci festival boobu di leen won les projets structurants que nous avons pour cette ville pour ñu mën a décrocher des financements internationaux et attirer les investisseurs. kon maa ngi bëgg a guddal waaye dama ne woon dama koy tënk pour que ñu gën a comprendre le programme te gëm nañ ne yéen ñi taxaw fii comprendre ngeen ko ndax yàgg ngeen ak ñun dañ leen di gërëm mag ñi fi nekk di gërëm kilifa diine yi kilifa aada yi. les Amazones comme ñu ngi leen tuddee la presse les artistes mais aussi di leen wax ne liñ daw ba yegg ci fii ñun ñëpp te àndandoo ko li ci des pour ñu egg ci ligne d'arrivée bi bëreetul bu kenn xof bu kenn ragal dinañ dugg suba ci kër yi joxe xaalis ku ñu ko jëlal ndax guerre defarul am réew xaalisu poche defarul problème askan ku fi di indi menace comme li ñu doon jéem a def dinañ taxaw sa kanam dinañ moytu waaye nag ku ñu sës ci miir bi sama waajur daa am habitude di wax su yàlla rëddee nga effacé mu rëddaat nga effacé moom moo lay rey rëdd ci kaw kon ñun defara ñu tax a jóg xeex taxu ñu jóg liggéeyee ñu tax a jóg Tëngéej soppeekoo ñu tax a jóg vive Union Citoyenne Bunt bi vive Rufisque et nous rêvons de Rufisque meilleur. ñu ngi yëkkati kàddu di nuyu suñu dëkkandoo yi nga xam ni ñoo dëkk ci koñ bi di ci jiital imam bi di nuyu chef de quartier bi di nuyu itam suñu nijaay ji nga xam ni sëñ Thierno Ndiaye xam naa mi ngi dégg suma kàddu di jël nuyu boobu yëpp nag di ko toog ci loxo le maire François Babacar Touré di sàkku tam ci moom mu tegal ñu ko ci loxo le maire Amadou Samba di sàkku tam ci monsieur le maire Amadou Samba mu jottali suñu nuyoo suñu mbokku taalibe Serigne Abdoulahad Diakhaté di sàkku tam ci moom mu jotal ko ba ci suñu xarit président Arouna Sarr di nuyu mboolem waa Darou Rahman mais di nuyu góor yu baax yi nga xam ni ñoom yàlla dimbali ñu mën a seetlu mën a xàmme mën a tànn mën a ràññee
ci biir pëccëxoo ba ñu porter seen choix ci noor bii ci Jean-François Babacar Touré may profiter aussi de remercier au fond de mon cœur le maire Amadou Samba. Barki démb j'ai été agressé à 4 heures du matin dëgg la man mun naa ni tous les candidats Rufisque connaissent Fallou Samba waaye il est le seul à prendre son téléphone à m'appeler et à compétir avec moi loolu ça m'a directement au cœur. Je crois que xañ na musuma ko wax sax Babacar mais il m'a reçu chez lui waxtaan nañu toog naa këram ñu waxtaan ma rafetlu tam aussi li mu réitéré fii ci programme ku ko dégg xam ni un cadre émérite mooy wax ku ko dégg xam ni ku xam fu mu jëm mooy wax ku ko dégg xam ni tam ku am vision pour Tëngéej muy am mbégte trop di gërëm mouvement taxawu askan wi ma àndoon ak ñoom comme ni ko Kébé waxee amoon métit kenn ku nekk tam ci li ngay yëngu ci nga mun a am looy apporter pour tabax sa dëkk yàlla féete leen ci transport yàlla dogal ma jiite syndicat des professionnels des transports routiers du Sénégal am des démembrements dans toutes les 14 régions du Sénégal mais yàlla def ma dëkk Tëngéej ànd ak ay xale ay jàmbaar ku mel ni Ousseynou Kébé loolu ñu wane ko tam ci suñu secteur muy fexe ba am projet boo xam ne nii képp ku dëkk Tëngéej gis nga ko muy def transport ci biir dëkk bi waaye man ma dëkk Daaru Rahman su may xëy comme ni ko François comme ni ko képp ku dëkk Daaru Rahman di dundee ñuy romb suñu yaay yi suñu jabar yi suñu nijaay yi ñuy xëy élèves yi di doxee deuxième bayal di kar oto yi wuti ville te mënuma fexe ba benn taxi rétab dugg ci biir ñu bokk conseil d'administration bu AFTU mënuma fexe ñu am 3000 véhicules yi daw ci biir Dakar mënuma fexe ba am benn oto buy dugg fii ci Daaru Rahman kon loolu vraiment taxoon na tam ñu xalaat ni comme ñun ci transport la ñuy yëngu ministre bi fu mu sa jaar ci transport xam nañ la xam nañu secrétaire général ministère bi xam nañu direction des transports xam nañu waa AGEROUTE ñu demoon ay partenaires pour jéem a am ay pexe pour désenclaver quartier bi ñu dëkkee loolu rek mën ci dugal yàlla dogal comme ni ko Ousseynou waxee ñu confectionné suñuy liste déposé ko sans aucun rejet ñu accepté ko affiché ko mais yàlla dogal ñu am loo xam ne depuis 2019 bi Bak Diop mi commencé dugg Daaru Rahman lañ doon dox ñun tam en tant que syndicat de transport pour boole suñu secteur ñu am benn doole mooy li judd ñu tuddee ko cadre unitaire des syndicats de transport ci boobu jamono mu considéré ñu def may coordonnateur bi ma nattalee sumay ndab xam ne ñaari yéen yi du ma ko attan kon li am solo mooy li la fal du waroo ko fàtte te man ak moom ñoo bokk profession syndicaliste la may profité di wax ni j'ai un petit regret j'aimerais bien que avant sama camarade yi dem ñu fekke woon témoignage bii nga xam ne def nañ ko ci yow kon li tax ñu dem ba xalaat ni dañuy retiré wu defe naa murid wax na ko dañ toogoon fii ci jàkka ji fii ci jumaa ji ñu créé cadre unitaire de concertation pour Daaru Rahman ma ci daan ñëw képp ku fiy taxaw tey di wax te dëkk ci koñ bii ba doon nga bokk ci jotaay yooyu ñu waxoon ni am na ku ko wax léegi buñ nangoo teg Daaru Rahman nekk un grenier électoral nañ fexe ba suñu amee benn doom bu am programme ñun ñëpp dañ ko gunge jàppale ko kon suñu demee ba xaj na suma secteur professionnel mayuma temps empêché ma pour li ma duggoon ma mën ko continuer su ma retiré woo ànduma ak Bak parce que dafa rafet dafa am ay bët yu rafet dama ànd ak moom par devoir de conviction ak devoir d'honnêteté man maa waxoon ci kanamu gor yi ni su kenn àndee te bari la ku ñëw sama kër avant may doon candidat ma ni la maa ngi déglu doomi Daaru Rahman defe naa man maa mujj taxaw wax ni candidat la bi ma demee ba gisuma kenn kon su taxawee moom yàlla dogal ñu bokk ay conviction muy syndicaliste ma toog fii léegi dégg son premier adjoint qui assure intérim def témoignage ci moom te ma xam lan mooy syndicat être formé par Madia Diop àndoon ak Moustapha Touré àndoon ak doyen Dame Lo ci syndicat transport ba tey jii kon loolu rek doy na te man ma wóolu ko ngir xam naa ne ñoo bokk ay conviction kon camarade occasion la tey pour ma leeral ni
lii rek moo tax ñu renoncé te ku ne gis na ni barki Dembo Ndiaye suñu secteur biñ ko paralysé pendant 72 heures defe naa ñëpp xam nañ ne transport am na lu xew ci réew mi lu musul xaw loolu nag je prends en témoin ñi dëkk ca ngay nekkoon sama bureau lépp ci bureau bii lañ ko takkee lépp fii lañ ko planifié kon loolu xaj na moom laa mu doon boole ak la yi su ma gisee nag xale boo xam ne maa ko mag muy doomu dëkk bi am ambition ma des depuis 2019 kon bi fu ma romb ma gis ak photo ñu taf ko may laajte kii kan la ñu ne ma kii syndicaliste la te xawma ko ci landerneau politique kon su ma demee ba découvrir programme ma déglu ko kon damay wax ne la ma doon bëgg kat am naa xale bi ma ko mën a defal kon li tax ma ànd ak moom loolu la pression bu nekk nag subir nañ ko defe naa menace verbale yi ak coup de fil téléphone yi sax xaj na loolu kenn daawu ko dégg mais xaj na loolu dama dëgër bopp continuer ñu ne kon nañ ko intimider waaye am nañu xam fàllu fii ma taxaw xam nañu man intimidation du jàll xam nañu képp ku ma xam-xam ni ci loxo yi neen laa tàmbalee lu ñu am dañoo xare bak si fii kon dama leen di ñaan am nañu ko wax lii victoire la d'abord am na des leaders politiques yu xëccoo ville am tur lool tey soo demoon ci seen meeting de campagne de clôture amuñu mbooloo mu toll nii kon li ñu bëgg ngeen gëm ko mooy coono bi Amazone yi maa ngi profité vraiment di leen gërëm di leen beral nuyoo Sénéba vraiment Mouride staff bi dal ba yëpp maa ngi leen di gërëm Malick Sarr parce que soo engagé te ñun loolu la doon wër di gërëm tam ñi nga xam ne nag dama àndoon ak ñoom bi ma leen résisté naa mu metti lool am ñu crise am ñu feebar waaye keroog bi ma leen wooye sama kër ni leen kaay leen def choix li ma leen di gërëmee mooy su fekkoon defu ñoon seen choix ci bac dina am problème mais ñoom ñëpp à l'unanimité dañ ma ne président lañ lay dimbali nga sàmm sa kàddu la nga waxoon lañ lay jàppale nga dëggal ko comme moom moo fi nekk ñun ñëpp nañ ànd ak moom foog naa foofu ma toog falaa ko wooyee te tàggoon naa ko ne ko dinaa dajale mbooloo bi ñu constaté wu foofu laa ko wooyee ne ko bac mu ne ma ne ko ah yàlla sant naa yàlla parce que mbooloo mi yëpp porté nañ seen choix ci yow kon dañuy ñaan le 23 le 22 yéen ñëpp ngeen waajal seen bopp te xam ni am na ko wax léegi ñun ko séqal am nañu ay pexe de waaye bu leen nang ku leen xoqutal nañu teel a jóg am fu la teel a voté benn bés la boo xam ne nii day am juróomet ci kanam kon nañu teel a jóg lii nga xam ne mooy coono bi ñu doon teg ñu fexe ba ñu dëggal ko balaa 4 heures ci ngoon ñun ñëpp ñu xam ni Bac Diop nekk na maire commune Rufisque Nord di beral nag benn cant rek suñu benn jàmbaaru jigéen muy soxna Sali Ndiir bu nekk Jorga Montagne di gërëm aussi dollar président ASC parce que monsieur le maire ñii man defaluma leen dara ku ne mënoon naa lim ku nekk dem nga fa pour doxaan leen mais saa boo waxee ñun la ñun benn responsable la ñu am Fallou Samb moom la ñuy déglu ku ne xam ne ni na fi mu dëkk na fi gay ku ne xam ne ni mën naa ni passion politique fa la dëkk yàlla boole ñu mu am ngor am ay dëkkandoom ni ma bi ma la pratiquer yàggul mais gis naa ci yow dëgg koo xam ni loo nekk ci laa nekk ma lay xamal ni nag ñun ñëpp ànd nañu di wax tamit ni on va te mettre à l'aise il y a des choses qu'il faut se dire en public mais Amadou lebal nañu bor on est prêt pour fay ko bor bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant vive monsieur le maire vive Amadou Samba vive la coalition bu bi jërë ngeen jëf merci beaucoup. Ok maintenant ok Amadou mën na xaar. D'être ce Français-là. Pourquoi? Parce que je voulais qu'un jour, Rufisque ressemble à Paris. Et je pense que pour ñu ko liggéeyee ñun ñëpp mën na nekk. Léegi je remercie quand même ñu plaît ñoom la ñu invité tey le maire Amadou Samba.
Je remercie le colonel Ndour aussi. Je remercie la presse. Je remercie tout le monde. Je remercie surtout nos Amazones. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de fin de campagne. Il faudrait vraiment remercier Khalil Djigeni parce que sommes nous pendant 15 jours. Maintenant, je ne suis pas un grand orateur. Je ne suis pas un grand orateur. Mais je remercie tout le monde. Je voulais voir surtout que nous n'avons pas une responsabilité. La responsabilité, c'est moi. Moi, je suis voter l'Union citoyenne buntu bi bés bu fi nit feebaree nawet ñu war ko yóbbu amul ambulance amul tali xamal ne tu es responsable bés bu fi nit bu ko fi dara jotee xam nga xamal ne bokk nga ci responsabilité wu ñi ko andi parce que ñi nga xam ne bi la ñoom lañ fi bàyyi boobu ba léegi changé wu ñu dëkk bi donc il faut qu'on change l'équipe qui va changer Rufisque di gërëm aussi waa Daaru Rahman parce que bërki démb maa ngi wax François ne ko bu fekkee ne Ousmane Ndiaye am na lu mu fi jot a bàyyi comme que jaay la lépp dégg naa bu ñu génnee ci loolu nga jàppale ma ba ma mën a jënd terrain Daaru Rahman parce que waa Daaru Rahman ils sont formidables vraiment ay jàmbaar ngeen vraiment je vous remercie maa leen di gërëm di leen sant et puis je redonne la parole parce que merci beaucoup. donc damay kontaan loolu vraiment di ñëw ci jotaay bi te yaakaar naa ne colonel je suis un colonel à la retraite depuis 1 an mais colonel fu ko gis jotaay bi nga gis xamal ne foofu caaxaan amu foofu ñun am nañu expérience boo xam ne ak fu jaar-jaar yoo xam ne duñu dugg ci ay caaxaan donc bu ñu ñëwee heure bi ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw fii di jàppale François Babacar Touré di jàppale El Hadj Amadou Samb parce que xam nañu ne ñii ñooñu doy ñii ñooy ñu baax parce que man ñu bëri seet si nañ ma parce que François sax wax nga ma ko nga ne am na ku la laaj sax ne la yow nan nga def ba décroché colonel ñu bëri ñëw nañu fi seet si ma mais yow yàlla moo ma boole ak yow yàlla moo ma boole ak Amadou Samb parce que David Lamotte moo jëkk a ñëw seet si ma alors yëg nga koy fay ma ne man damay jàppale David Lamotte daal di ñëw ànd ak yow présenté ma la ne ma man kii laa jàppale ñuy waxtaan keroog ma ne la man de leen moo ma jaaxal bëgg naa la jàppale mais am na ku fi bëggoon ku fi mosoon a ñëw muy Amadou Samb sama rakal la man Dangu Noor laa dëkk te xaw nu may def Amadou Samb yow bëgg naa la bëgg a jàpp Amadou Samb te yéen àndu leen nga ne moo ñun ñoo bokk benn coalition kon yàlla boolewaat ñu foofu te kon bu ñu waxtaanee heure bu ma ku ma seet si damay woo samay mbokk woo samay voisin woo samay xarit ñu déglu yëpp buñ pare ñu analyser mais yow ba nga ñëwee waxtaan ba dem gars yi dañu ma yow ki nga doon wër mu ngi nii waajal nga nii Amadou Samb tam nekk koo xam ne doy na ma xale boo xam ne sama kanam la màggee sama kanam la yaru ñoo bokk benn dangu ki doon wax sànq ne am na leer buy feeñ ci kanamam surtout El Hadj Amadou Dem la foofu mu ànd ak salaatul fatiha mooy leer boobu loolu la àndal nekk nit bu dëggu nag nekk coordonnateur des caisses de dépôt de consignation de l'UMOA kon kii am na jaar-jaar monsieur Fallou Samb aussi ñu ngi lay gërëm bu baax vraiment vous êtes un homme courageux parce que li la dal yëpp malgré tout ça ñu ngi lay jéem a xoxatal mais terewul yow fi nga tëye yaa ngi fa tëye donc fi nga tëye foofu la léegi nag 5 ans yi année yi passé yëpp yéen li ngeen daj li ngeen dund yéen xam ngeen ko kenn du leen ko nettali transport 12 ans transport fii problème yi ngeen am jigéen ñi surtout jigéen ñi bu ñu demee marché bay ñëw dañuy am problème man fi ma nekk cité Mbaye Jacques Diop dañuy fay 3000 francs clando wala 4000 francs pour ñëw ba foofu entre autres problème assainissement problème insécurité problème éclairage te yooyu yëpp dafa nekk problème yoo xam ne yéen da ngeen ko jël en charge kon boog lii bu leen rëccee di ngeen toogaat juróomi at yoo xam ne li ngeen di dund sax mooy gën a pire que li ngeen di dund nii
donc il faut ngeen bañ loolu voilà loolu laa amoon ci li may kii rek di wax vraiment le moment est venu ñu jël ñi fan leen bu ko defee changement positif am jërëjëf. changer suñu commune bii nga xam ne mooy mairie Nord ñu jëlee fi Omar Mané teg fi Jean-François Babacar Touré man dem naa seeti ko di ko wax problème bu Darou Rahmane parce que Cheikh Khadim ñetti lamp la ma may ñetti lamp lu mel ni maire naa maa fi def ñetti classe ñaari douche ñaari kii ñu leen soxla loolu 12 ans nga def ko fi defoo dara li ñu bëgg rek naan non léegi dem leen campagne na biir Darou Rahmane ndax Darou Rahmane xamuñu ma loolu sa hondo ñu soxlawuñu loolu changement lañ bëgg liy changé nag mooy bu dimanche incha allah ñun ñëpp nañ teel a jóg jël bleu bii mooy buntu bi li gars yi wax naan ku dugg ci kër da ngay jaar ci buntu dugg ci RNU voté commune ñu voté ko Jean-François Touré mooy bii bleu bii ville ñu voté ko Amadou Samba man xamoo ko maa ngi koy door a gis mais boo ko xoolee rek xam ne am na lu ne ci moom ñi ñaare ñëpp jàmm. minuit la war a arrêté bu tegee 1 minute dañuy teg ay daan te comme dañ ñoo yaakaar waru ñoo tooñ bu ko defee maa ngi nuyu kilifa yi fi nekk gannaaw bi ma defee mot de bienvenue nuyu monsieur le maire Amadou Samba tête de liste proportionnelle David Lamotte El Hadj Fallou Samb di président gare routière bu Rufisque secrétaire général national du syndicat des transports di nuyu Pape Sow Dollar président ASC Dioga Montagne di nuyu Ousseynou Kébé nekk aussi président des Verts Blancs employé près de 200 personnes di nuyu Fadel Diallo chargé de la commission religieuse di nuyu Ndiaye Cissé nekk chargé de la commission sportive di nuyu suma yaay sumay tante yi fi toog sama soxna xale yi jarul ma leen di limaat lim naan ba pare ay bañ ma ndong bi laay bay su dëgg waaw def nuyu présidente des femmes madame Bassouba doyen Diamanka mi ngi noonu toog si wet gi ak Léopold Sédar Seck sama nijaay na nekk toon si wet bi major François Ndong waa bàjjenu gox jógee depuis cité Daba cité Mbéjek Diop ànd seex doyen colonel Ndiour mu ngi may wax sànq ne ma Léna Sarr jàmbaar la ci liggéey bi démb mboox moom moo wax Léna Sarr sant yàlla ba presque minuit donc ñu ngi koy gërëm di ko sant si turu colonel Ndiour di nuyu doyen Bassirou Diallo moom mooy suñu sëriñ moo ñuy ñaanal mooy xàllal yoon bi am uree kan ngi noonu si ginnaaw madame Samb Ndiaye waaw Ndiaye moom promotionnaire sama jabar la jabaru Fallou Samb ak jabaru Amadou Samba ak sama jabar ay promotionnaire la ñoo jàngandoo 6e ba 3e ba pare sama grande sœur ma bokkal baay Mbayang Touré jëkkëram defe naa papa bu ndaw la ci Ndiira Cheikh Diong je ne savais pas aussi Cheikh Diong moo takk suma grande sœur bi dëkk Sanca ba donc y a beaucoup de choses que ñu lii moom la may Khady Sow di wax sànq dañu nekk dëkkandoo nekk mbokk lépp rafet dara mënta ñaaw fii ureykan ñu ngi leen nuyu ki ci ginnaaw sama tata filo moo tax mun ma ko seen Sali Ndiir waaw mu ngi noonu moom mooy jàmbaaru Fallou Samb Konaté le grand suma kilifa ngi nii nag Tamsir Gueye ab doyen Pouy ñoom ñooy suñuy kilifa ndax boo déggee amitié ñaari góor yi ñooy suñuy kilifa bu gannaaw imam ak naym yi fa nekk donc ñu leen di gërëm leen sant seen taxawaay rafet na yàlla nañu dund ba ngeen fekkee ndam li fekkee soppeeku gi ñu nar a soppi noor bi ci kàttanu yàlla seen jàppale leer na di nuyu suñu mbokk yëpp suñu dëkkandoo yëpp les militants man damay gërëm ñu sori
ñu jóge ba Dangu ñi jóge Cité Dabakh Cité Jaraaf ñu jóge sant yàlla ñi jóge Nimzaat jóge Gendel jóge Ndargu Ndaw jóge Sancaba jóge Diamaguène vraiment macha allah ngeen def ay délégation ku nekk ñëw ku nekk di woote laaj kaar ñun ñooy coalition bi nga xam ne duñu fay 2000 francs pour yi ñu yëg ci ay kaar gars yi ñooy waaxu ñëw baa ñu la yónnee ñu kaar ñu ñëw te kenn du la ci naan may ma ñaar dërëm wala may ma 1000 francs engagement moo fi indi nit ñi parce que dafa am fu ñu bëgg a jëm ak ñoom te xam nañ ne mën nañ fay gaax ñoom si kàttanu yàlla les Amazones dama leen di féliciter da ngeen taaral élection bi da ngeen jëmmal seen candidat ba pare da ngeen ko def ànd seex yéene da ngeen cee ànd ak yéene ak amour xam nga quand ça vient du cœur c'est très beau moo tax lu ngeen def mu neex te nga yëpp a jaaxle ci yéen ku nekk chercher à vous copier mais jamais égaler je vous félicite waaw di bu ko defee it ñu nuyu suma ami d'enfance ñu ngi ne la taxaw waa Rio Petit Sandial ak seeni soxna waa RPS ñii depuis 88 nañu commencé di ànd 88 la groupe boobu juddu ba tey ñi ànd te vraiment dara ñaawul dara soppeekuwul damay ñëw si les solutions qu'on veut apporter ci nord bi gannaaw bi nga xamee ne le président Amadou Samba nar a appliquer le programme innovant qui va changer le visage de Rufisque mais ñun ñu def ci suñu waar tamit d'abord dañuy jublu ci assainissement li ko dalee Nimzaat Dangu ba Daaru Rahman foo jaar problème mu ndox ngay am évacuation d'eau usée mooy les eaux grises évacuation eau pluviale il faut que ñu revoir le plan d'assainissement de Rufisque non loo ndox baa ngi jóge ca àll ba bayaax lay jóge Sangalkam lépp di fi traverse di fi jaar bi ñu ñëwee ba ci péage bi ñu bëngal ko ay yoon au lieu mu jaarale ko ci canal dañ ko sotti mu këpp ci kaw Daaru Rahman mooy waral Daaru Rahman di inondé nappe bi jege et bu ñuy defar péage bi y avait assez de budget pour bënn canal boobu ñu mën koo joindre ak fin canal bi mu dem géej mu amaat bu ñuy defaat côté Cité Takko génnee ko mu dem ci canal Jokkul bi après nga créer ay réseaux secondaires dans le budget bi ñu defar péage bi on devait prévoir cela kon tey jii doo fi dégg problème yooyu léegi nag comme amul dinañ ci jublu bu soobee yàlla au soir du 23 janvier loolu nañuy njëkk a jublu xool nag nañ ci apporter ay solutions. La seconde chose mooy ñu fexe parce que lii ngeen gis tali la boo problème bi ñu am boo gisee ñu naan laan dama am problème déplacement parce que soxlay nit ñi moo sori moo tax ñu wax problème déplacement ak yoon yi mais bu ñu amee marché fii waa dem ville wàññeeku du dëgg bu ñu amee hôpital fii dem ville wàññeeku boo defaree diggante rond-point Stade defar tali bii mu jaar fii nga wàcc juuti ba jaaree nii romb nii dem jam ñaajo kon yoon bële du surchargé déjà réglé nga problème marché bi nga décentraliser ko gars yi di yem fii marché après nga xool am hôpital fii
leneen li nag mooy tund bi toll nii jege 60 000 habitants amul lycée xale yëpp dañuy dem traverse télé bi dem Camp Marchand baa ñu dem lycée moderne baa ñu dem Abdoulaye Sadji donc fii dafa war a am élémentaire am CM am lycée donc déplacement wàññeeku na foofu encore bu ñu jugee ci loolu ñu ne dëkk nag dafay am lu ñu naan infrastructure marchande moom mooy tax mairie bi di am ressource di am recette mais luuma war na mën a am ci Daaru Rahmaan gi baa Guy Ajjana baa Tali Nimzaat baa sant yàlla baa takkoo mu am marché hebdomadaire ci biir commune bi di ay lu marché hebdomadaire booy xool zone bu nekk am bés gu muy ayee booy xool marché ma lu mu dugal ci alal ci biir mairie ville kenn xamul nu mu toll donc bu ñu ko amee ci nord bi du lundi au dimanche ñu am ay luuma ça nous permettra à chaque fois ñuy décentraliser les marchandises diversifiées vers les zones les plus reculées mais aussi à moindre coût ba pare day yokk les ressources et les recettes bu ñu jugee ci loolu ñu waxtaan nag ci lu ñuy jàppalee jigéen ñi parce que lépp ci ndaw jigéen ñi nekkuñu di liggéey di am salaire donc dañuy soxla ku leen jàppale ci financement pour ñu mën a liggéey boo gisee Fadel Diallo bii siiw léegi bu weesoo li ko sëñ Babacar defaral dafa dem jëli ji ay millions ñëw di ko financer ay jigéen ndax jigéen ñëpp bëgg a liggéey bu ñëwee mën a man François jox ma caution may ma caution ma jox ko caution mu débloqué 7 millions di lebal jigéen ñi ndeysaan vraiment il a aussi financé des centaines de femmes te li ma ko jox caution bëriwul du sax bëgg wax sax ñaata ngay joxe caution bëriwul donc ce qu'on veut mooy avoir le crédit municipal mooy mettre en place benn fonds à la mairie boo xam ne man su ma mënee fay pour 5000 femmes une caution wala frais de dossier waxatuma laax une mairie donc au lieu que ñuy bàyyi jigéen bi di fay caution mairie bi di ko fayal caution bi waaye tamit pour mu oyof ci moom ndax bénéfice am gën a mën a fës ñu intérêt bi ñu fayal ko intérêt bi aussi au nom maintenant de la commune moom la ñuy wax les crédits solidaires crédits municipaux yi nga xam ne moom la ñu bëgg a mettre en place et je crois que c'est dans le programme aussi de Amadou Samba c'est prévu dedans di xool naka nañu accompagner jigéen ñi mais dafa am leneen mooy capacitation des femmes capacitation des jeunes parce que am na jeunes yoo xam ne amuñu CEP amuñu BFEM amuñu bac mais am na formation yoo xam ne laajul nga bind laajul nga mën dégg tubaab c'est ce qu'on appelle des formations de qualification professionnelle sur les métiers d'avenir Amadou Samba monsieur le maire mi ngi koy wax sànq ñu ngi jëm vers le pétrole et le gaz avec la transformation avec les services connexes autour du pétrole et du gaz on aura besoin d'un personnel qualifié sur tous les domaines on doit préparer la jeunesse sur cela